Rafah TV, une chaîne de télévision culturelle et religieuse. Rafah TV ñëppay dañ agréer. di leen yëgal ni dañ fi ñëwoon ci journée de consultation gratuite bi waa Matlaboul Chifaay di organiser chaque année à l'occasion ñu doon consulter les personnes âgées ci wàllu tension ci wàllu diabète mais aussi sur le plan ophtalmologique mooy xoolum bët yi biñ commencé depuis le matin à 6 heures du matin lañ commencé biñ commencé ak léegi xool nañ fi ci lim bu xaw a takku waaye comme ça on est à mi-journée moo tax mënuñu def le bilan sur le plan chiffre kon dañuy def bilan bu ramassé. à peu près ñaata nit la boo doon xayma fi mu toll nii war na noo yegg ci ay ñetti téeméeru nit te pareegunu te ndax ñu ngi fi ba ginnaaw tàkkusaan incha allah et que ci biir ñooñu ñi ci am ay pathologie ophtalmologique bëri na pour vous magnifier que on est ñu ngi ak sunu xarit sunu naataango yi nga xam ne dañoo jugee Dakar ci mel ne les internes d'ophtalmo docteur Abou Gueye mi ngi fi ak staffam ak équipe am bi nga xam ne ñoom la àndal pour ñëw ci consultation gratuite bi sur le plan ophtalmo bu loolu weesoo am na ci ay naataango yu bëri yoo xam ne ñëw nañ fi dañ ciy sant ñu bëri parce que on est avec les laboratoires yi nga xam ni ñooñu jàppale ci bis bi muy GHPL di laboratoire bu mag boo xam ne ñi ngi ci Sénégal waaye seen action sociale dafa wërale dafa yaatu ba nga xam ni ñun li ñuy def fi tey bëri na loo xam ne ñoo ko ci jàpp di sant yeneen association yi wala yeneen laboratoire pharmaceutique yi nga xam ne jàpp nañ ci à travers ñi ngi wax Agenta Sanofi mais di sant aussi l'école de santé COSACAP bi nga xam ni depuis hier même bien avant hier ñi ngi fi di ñu jàppale sur le plan personnel sur le plan matériel et sur le plan financier ñooñu tamit mun ñu leen a ñàkk sant ci bis bi nga xam ne organiser nañ ko fii di sant à la fois aussi la société le groupe CREN bi nga xam ni tamit ils ont beaucoup amené pour cette journée juste pour la réussite de cette journée di sant toute la population de Guédé mais aussi toute la population de Touba ndax jàppale nañu ci maanaam ñu mën a jëfandikoo jumtukaay yi ñu yor pour mën leen a dimbali si seenum faj buñ xoolee ci nombre bi ñu leen wax sànq lu mel ni ci ñetti téeméeru nit gis nañ ci tension ñi ko fi am bëri nañ gis nañ ci diabète tamit am na ci ñoo xam ne découvrir nañ leen ñoo xam ni ay diabète yu bees lan am nañ fi waaye gis nañ fi ñoo xam tamit nag doon nañ leen xool ci diabète yàgg nañ leen xool ci diabète mais ñoom tamit ñi ngi fi xool nañ leen am na ci ñoo xam ne commencé nañ seenum faj am na ci ñoo xam tamit dañuy xaar ba ci jour yi di ñëw ñu doog leen a faj ndax lu mel ne diabète ak tension ce sont des pathologies chroniques xool tey faj tey mën naa ñàkk ndax bu la neexee nga xool différé bu ndikaatee nga saytuwaat bu lépp méngoo nag nga doog a commencé lu mel ne traitement kon donc tey jii loolu noonu fi doon def ci journée bi di sant bon cause yi mën naa bëri ndax lu mel ne ci mag ñi nañ ko gën a accès kon donc cause yi mën naa bëri mën na nekk ci condition yi ni dundee mën na nekk ci condition environnement bi nekk mais aussi mën na nekk ci âge yi ñu am déjà buñ amee jëm magee rek lu bëri da leen di gane si te yooyu di leen gane si yu ci bëri day indil soit diabète soit tension ndax dañ naan le diabète de type 2 boo xasee boo weesu 35 ans jëm 40 ans rek mën na ni yow am nga une prédisposition pour am diabète kon donc comme ça tamit visite médicale bi ñu ngi ko accès ci mag ñi kon am diabète day yomb am fi tension it day yomb. mag dafa naqaree nekkal waaye it dafa neex a nekkal ndax boo seetloo mag mu neex a nekkal daa xam lu bëri ku xam lu bëri nag day neex a nekkal ku traversé lu bëri day neex a nekkal waaye ki xamugul dara yaakaar naa kooko gën a naqaree nekkal kon donc mag ñi danoo neex a nekkal bi ndax ils ont de l'expérience xam nañ lu bëri dem nañ fu bëri gis nañ lu bëri kon dara dootu leen jaaxal seen suivi médical dina yomb liñ leen di digal rek mooy lépp loo xam ne dafa jëm ci alimentation ñu fonk ko jiital ci li ñuy béyee ci réew mi bañ a extrapoler di jëm feneen di jéggaani feneen waaye li ñuy béyee ci réew mi mën nañ koo jëfandikoo lu jëm surtout ci légumes yi ak ci fruits yi ba pare di ko xam noo koy dosé
ak leen lu lekk waxtu wa nga koy gën a jël loolu mënees na ko gën a yaatal xam naa ci beneen anam bu ñu amaatee yeneen plateau incha allah. Rafah TV, une chaîne de télévision culturelle et religieuse. Rafah TV ñëppay dañ agréer